salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk yi leen nuyu ku si nekk tur ak sant maa ngi tudd Meissa Fall nekk responsable APR Pikine dëkk Pikine Maguette Pikine Yoro Pikine bon maa ngi ñëw ci émission seen xalaat ci sama réew TV ñu ñëwoon def émission bi. waaw politique Sénégal tey bon sama xalaat. saa yi bon dañuy sant yàlla quoi parce que bu ñu amee ku si mel ne son excellence monsieur Macky Sall juddu wax après indépendance am benn vision boo xam ne kenn naataale ko vision bi lu si mel ni PSE loo xam ne tey saa mu ngi si def loo xam ne lu jéggi dayoo mu ngi si indi loo xam ne mi avantage suñu réew tey boo xoolee ci côté yëpp. lépp loolu laal rek PSE mu ngi si loxoom tey bon moo tey bon ñu sant yàlla ba ñu amee kooku xam ne tey mu ngi liggéey boo xam ne bon en fait ñëpp rafetlu nañ ko boo xoolee bon ñëpp li fi nekkoon ak léegi bokkutul parce que foo indi rek xam nga ma son excellence tey def na tey na tey ay pas yu bari ci Sénégal. tey Sénégal dañ sant yàlla ba tey Sénégal loo xam ne météo na trop Sénégal ay temps depuis 2011 ginnaaw wala 2010 fàttali si ginnaaw rek dëkk nu meloon tey nu meloon ak tey bokkatul képp koo xam yàlla rek xam ne tey Macky Sall son excellence tey def na ay jéego yoo xam ne bon dafa extraordinaire te ñuy gën a sant yàlla bu baax a baax te xam nañu moom ba léegi pareegul suñu réew te xam naa ne réew mi tey da koy jëmee kanam boo xam ne bon en fait say tey ñun tey war nañoo defal njort te am confiance ci son excellence am confiance ci moom te xam ne réew Sénégal tey bon dem na foo xam ne tey bon kenn tey foo ko woon parce que booy tey dëkk bi meloon na noo xam ne dafa jégoon dayoo ci wàllum courant bi ci wàllum dund bi lépp métti na trop xam nga boo tey son excellence tey ba léegi tey instant yi doo ko téye affaire bi gën ko stable te boo xoolee léegi Sénégal alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax xam nga boo tey ma tey politique Sénégal tey fu mu toll tey dañu gën sant yàlla bon li fi amoon démb léegi amatu fi te loolu ngay gërëmee son excellence di gërëmee monsieur Macky Sall waaye. waaw son excellence dafa initier ay programmes yu bari à travers PSE lu si mel ne PUDC Prodac bi bon ak seen bi bëri na quoi programme bi xam nga lu si mel ne ba tey PUDC bi tey bu génne tey Sénégal ba génne tey Ndakaaru ci àll bi Macky Sall nu ko def ba jéggi dayoo tey Macky Sall lu si mel ne forage bi fu mu ko def tey ñu ngi koy gis xam nga dimbali tey ñoo xam ne tey sax bu Sénégal tey da leen fàtte woon lu si mel ne Sédhiou lu mel Sédhiou tey dañ région xam ne da nga ko fàtte woon ay temps amul tali sa xool tali xonk la woon mais léegi son excellence defar na ko dafa ay pont bon en fait même tey boo xoolee Prodac bi son excellence lu mu tey employé foofu loolu tey leneen la bu jëli teew tey mën naa ñëw si PUDC bi bon exemple boo xoolee famille tey am nga famille di ko si àll bi tey dans xam ñu liggéey son excellence tey indi leen loo xam ne ba ñoom mel naa ne ñoom dañuy def ay genre transformation agricole yoo xam ne ñoom dañuy defar di liggéey ñoom seen biir di maintenant léegi ñoom famille ne foofu léegi maintenant léegi ñoom tey dañuy créer te état ñoo xam ñoon créer mais maintenant léegi son excellence teel na ba te wàllum PUDC bi te tax na ba léegi ba jëriñ foofu maintenant dañuy créer di defar loo xam ne tey ay produits yoo xam ne ñu xamuñu woon maintenant boo foo dem ci àll bi mbay mi macha allah tey boo xoolee tey tali yi foofu macha allah tey boo xoolee tey foofu tey àll bi tey bu duggee tey àll bi tey créé na ba genre toolu courant nga gars yi nga waxee Sénégal nga naan toolu courant la ay so lampadaire lan solaire yi courant macha allah son excellence tey lu indi tey beneen politique autrement la tey boo xoolee tey ay temps politique yi nga foog naan Dakar rek la mag non affaire yi maintenant affaire yi da nga koy décentraliser dem si àll bi jéem nañ gëstu ñi nga xam ne ñan indi jëlee sampal ay jumtukaay yoo xam ne li nga mën a liggéey pour jënd seen njaboot moo tey son excellence tey indi tey plan d'urgence boobu liggéey ko àll bi
te nekk loo xam ne bon dafay toog nekk loo xam ne dafay arrêté nekk loo xam ne ay wax kese la te Macky Sall tey bon xamul loolu dañoo def loo xam ne nga jëf nga def mu gis dañuy def loo xam ne da ngay gis mais pas ne fi dugg fi génne ki non 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 tey ñun tey dañuy en tant que jeune dañuy fier tey suñu président xam nga moom tey nekkul président digle ñu digaat affaire yooyu moom day teg ay programme yoo xam ne dafa jéggi dayoo tey bu demee su mel ne Sédhiou Casamance bu Prodac bi tey ñu fi liggéey emploi de la jeunesse foofu dafa jéggi dayoo tey instant ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax mais te booy tey wàllum SEMU bi boo xoolee chaque commune tey ba nga adhéré wu tey mu ne nii tey SEMU bi Macky Sall ñu si liggéey tey boo xoolee chaque commune boo nekk day installé benn mutuelle de santé. mutuelle de santé ba ngir yàlla war a sóoram damay faire un appel au Sénégal damay woo ñëpp ñan nañ jëm adhéré wu ji si mutuelle de santé yi nekk si commune yi xam nga adhésion bi méttiwul boo nga am carnet 1000 francs ngay joxe am carnet 1000 francs boobu ci pour la pour jël carnet mais soo ko jëlee seen carnet pare affaire bi boo bëggee daa adhéré wu da ngay joxe 3500 normalement affaire bi 7000 francs loolu Macky Sall ne loolu dañ mettre ci tey population sénégalais yi moo tax Macky Sall daal di koy wàññi def ko 3500 yooyu ci ngay dem daal di def genre cotisation ci ngay dem ci mutuelle bi joxe ko fa léegi boo joxee 3500 yooyu ci ngay bu la neexee tamit yow ak famille da leen boot lu leen boote mooy lan boobu bu nekk 3500 chaque année at bu nekk da ngay joxe 3500 mais ci 3500 yooyu mais ci ngay dem daal di cotiser boo cotiser si mutuelle bi léegi après nga am sa carnet léegi yow boo amee carnet léegi yow fekkee da ngaa feebar am seen pour feebar léegi boo ko yóbbee nga yóbbu sa carnet ci hôpital yi da ngay faju bu fajee gratuit mais faj gratuit boobu 80% yi ñun tey saa mutuelle mu ngi jël en charge 20% yi ngay fay mais loolu lépp laa bëgg Sénégalais yi jéem a dem loolu mais bëgguma ñu ne affaire yi nga toog benn place naan ay affaire bu dëgg non affaire bu du loolu affaire soo bëggee dara xool ba dëgg wala dëggul na ngay dem foofu vers ñooñu nga dem fa déplacé wu dem xool lan la nga dem ci ñoom ànd ak ñoom liggéey ci loolu mais sinon nga toog fi nga toog rek waa nga dégg ñoo xam ne yàqati xel yi ñu fi nekk ñu naan ay ñu Macky Sall vision nii amul lii amul loolu ay waxu yàq rek la son excellence lépp lu mu wax xam nga da koy def comme boog population Sénégal dama leen wax leen mooy lan ngeen dem adhéré wu si mutuelle yi ngeen dem adhéré wu si mutuelle yi mën laa ñaan ngeen dem adhéré wu si mutuelle yi waaw. par rapport ak franc CFA bi xam nga ñun tey bon en tant que jeune tey ñun bon defaluñ ko boobu te bëgg nañ tey franc CFA tey dem ba tool ci yenn dimension yi xam nga tey war na tool loo xam ne tey Afrique tey war nañ mën a yor si yëfu bopp lay ñaan te damay exemple saa maa ngi nuyu bon mon frère Kémi Seba bon bii def benn xeex noonu cause boobu temps rek maa ngi def sama vidéo di xam moom ci loolu bon man contrôle ma Kémi Seba li ñuy xeex man tey man tey bon man tey je suis avec lui quoi man tey moom laa àndal man ma ànd ak moom ci loolu xeex bi tey africain yi moom dañ mën a yor si yëfu bopp tey franc CFA yi tey suñu économie réew baaxu ci dëgg la tey war nañ mën a xool loo xam ne dañuy avancé ba suñu réew yi jéem a xool naka la ñu mën a développé c'est ça waaw man tey Kémi Seba tey bu demee tey ba toog sama réew indi fi leen taal benn billet franc CFA tey man tey dama ko métti lu en tant que jeune xam nga tey Kémi Seba bon franco béninois te war a mën a dem réewam toog ba mu taw fenn bi xool bi mais pas tey nee na tey dañu am ay voisins am na ay papa yaay yoo xam ne mu ngi dëkk dans les autres pays tey ñun tey war a mën a xool tey Sénégal war a mën a xool dëkk boo xam ne dëkku jàmm la doon quoi mais dëkk baat ñoo ko jub taal affaire yooyu quoi ñu moo tey loolu moo tax ma wax si tamit boo gisee mu gisee wax tamit dafa am ñoo xam ne tey ñun démb tey ñoo ko doon xas tey di ko xas di ko soxal tey bu ñëw tey bu ko politiquer bu ko politiser affaire bi bu ko wax seen soxla
moo tax ma jug tey def sama vidéo boobu wax ci Kémi Séba xam nga mais par rapport relation français Sénégal dafa yàgg du temps colonial la woon bon tey ñoom tey ñooñu colonisé kon tey bon seen relation tey dafa ëpp na lii tey mën nañ tey bëggoon tey Sénégal dem ba toll fa xam ne du mën a lépp muy def rek danga mën a defal boppam mais pas mi contrôler si français yi ou pas lay ñaan tey président dañoo tey tolloo xam ne président bu fiy toog il faut nga def français yi nga bëgg ko nga bañ ko il faut nga ànd liggéey parce que ay projet bëri si ñoom nga mën a signer pour lu nga ñoom xam nga loolu laa xalaat ci français yi ak Sénégal bon di ay voisins yàgg xam nga yàgg nañ trop bon loolu laa moom ci ma si wax quoi. waaw wàllum pétrole bi au Sénégal bon je convainc bon gaz bi bëri na coow trop bëri na coow mais man bon mais pétrole dafa maanaam bon da ko traité gul pareegul sax ku nekk dugg génn wax ji xam nga bu ko politiquer xam nga y a des politiciens yoo xam ne ñoo da ko politiquer di jéem a ndax Sénégalais yi dañ jéem a mettre en mal avec son excellence dina jéem a jaxase population bi. tey son essence xam na moom lu ci pétrole te noonu jaan si xam na affaire moom buy dégg xam nga dafa toll ci traité da toll ci ay traitement bon day ñaan yàlla ba yàlla des jàmm dëkk bi kenn bañ ko taal ngir yàlla war a sóori kenn bañ ko taal nekk jàmm ba bu ñëwee ñu jëm say Sénégal jëm say bénéficié wu pétrole état nekkoon na fi depuis temps Abdou Diouf nekkoon na fi pétrole yàgg na génnul te état yi waat def na lépp daa dugg na fu nekk woo ku nekk n'importe qui ñëw xool jeex fu nekk génnul mais xëy na yàlla Macky Sall la ko wërsëgalee ba mu génnee mu ñëw si nguur Macky Sall mais loolu da nga ko war a sant yàlla di ko sant son excellence monsieur Macky Sall moo gën ñuy teg fi di ko si ñaañ ñi di sos ay politiciens bëgg pouvoir bëgg ne maay wax dëgg bi bëgg ni may man ay maasani wax bëgg rek ñu mën naa def buzz bëgg a feeñ moo tax ko nekk si wax sa xalaat di wax yoo xam ne tegu ko fenn wala di génnee ay secret yoo xam ne bon en fait loolu yoo xam ne xamu fu ko teg xam nga tegu ko fenn di wax lu leen neex ci pétrole bi lu neex mais pétrole bi man tey pétrole bi tey nu ko war a yore ñu ngi koy yore ñu ngi ko yor tey joruñu ko politique yi te amoon tey amoon na benn ministre bu fa nekkoon dama ñëw foofu sax bu fa nekkoon tey pétrole bi ay temps léegi mu nga am problème ay problème mu contentieux ak Cosmos ak Total signature affaire yooyu ba ñu dàq ko si xam nga tey boo xoolee ñun tey ñu Sénégalais yi nelawuñ yow tey doo xool sa intérêt bopp yow nga ne mooy am di yël intérêt Sénégalais yi ne daan loolu dëgg te ko fan sa intérêt bopp sa intérêt poche te loolu tey dañ koy ñaawlu ñun xam nga nekk soo bëggee dara bëgg buzz xamul fa jaarale mais pas sa poche ñun tey intérêt Sénégal la ñuy xool xam nga bu ñu nee defal lii ñu war def ndax ngir lan ngir intérêt Sénégalais mais pas sa intérêt bopp xam nga ngir lan ngir bëgg am tur ngi gedd naa da ngay gedd da ngay def nii da ngay def nii son essence kenn mënu ko chantage la bëgg ñu foog Sénégalais xam loolu ñu war a bàyyi xam nga waxat ñu chantage yu def teg ko nële loolu la war a teg nële ku jug pétrole ku jug nii gaz ku jug nii gestion bi ñu ngi ko téye ak ñu ngi ko téewee son excellence am na ay partenaires yu muy liggéeyal ñu ñaan yàlla lépp dem ba réaliser wu ñu sant ko ak Sénégal avancé te bañ wax ji bari gi coow li ko fi jaar ngir lan seen intérêt poche pour lan gi am buzz gi am coow ku nekk di sos di wax lu neex teguñu ko fenn li ñuy wax ni ngir lan sont des politiciens ay politiciens yi bëgg leen tur bëgg dara moo ñuy wax lii xam nga man daal sa waay li may wax mooy nañ ñaanal suñu président Macky Sall mu avancé suñu réew mi jéem a ñaan Sénégal am jàmm mais pas bañ koo taal fii nag fii Sénégal ku bëgg taal yaay tàkk ku bëgg taal yaay tàkk sa waay il faut ñu bàyyi chantage je crois ok
waaw ci Khalifa Sall bon respect pour Khalifa Sall maa ngi jox ci lu baax a baax a baax di ko ñaan yàlla tamit mu génn fu mu nekk tey bépp Sénégal tamit lu la ñaan yàlla bon ba toog xam ne bu amul liberté te liberté dafa neex lu libre di ñaan yàlla ñu fa nekk tamit yàlla may leen liberté ba ñu mën a génn foofu te lu ñu génne yàlla def loo xam ne daf yàlla dimbali leen ba leen dugaloon bañ leen a dugalaat foofu. Khalifa Sall kàddu Khalifa loolu noonu bon Sénégalais yi yeewu nañu ba pare ñu nga xam ne mu demee dañuy public bu mu jël lu mel ne suñu caisse d'avance bon luubal ko moo tax tey yoon teg ko loxo tey bon farandoo yi maanaam ay ñu mu àndal ku nekk di wax loolu neex ku nekk di sos di wax loolu neex te xamuñu sa affaire bi te man bon en fait toog naa télévision di seetaan télé di seetaan lu si mel ni bon benn chaîne télévision à la place benn émission bon Bamba Fall moom waa ñu toll ne Khalifa daal def faute de gestion pour jub Khalifa Sall war a mën a dépasser faute de gestion war a mën a xoolaat bu baax tey bon du caaga ni rek bon dangaa bëgg politique baa nga bëgg am baa bëgg moom réew mi baa nga bëgg yor réew mi ba li ngay def du ko teg si yoon nit ñi da nga war a xam fu koy taxaw xam fu koy taxawee quoi bon ça man bon contre mu dara Khalifa am dara Khalifa bon jonaa ci trop baa ndaw moo ko sama point de vue xam nga ba ngay génnee preuve ba ne ko foog tere bi am bu lay dafa bañ point bi xam nga ba sax tey bon ñu ànd tey di def seeni pexe xam nga bëgg def ay luubal di pexe di jéem a di li ñuy investir Khalifa Sall ngir la bëgg nag député pour bu jëm ko mu jëm ko bon def député léeg-léeg pour que tey bu génnee nekk député te xam naa ñu ngi nax seen bopp foo arrêté ñoom ñoo arrêté ces gars là ñu fu ñu arrêté ñoom ñu def nii xam nga boo xoolee di jéem a bëgg am ñoo xam ne ñoo bëgg a nax Sénégalais yi dañuy jéem a non son excellence Macky Sall nii kàcc nii waaw Khalifa Sall da koo tooñ Khalifa Sall tëj politique man ñu nekk politique Macky Sall nu mu tëjee Khalifa Sall sunu deniers publics la sunu xaalis la tey kenn droit woo ko mais procureur am na droit woo ko UG war na am droit vérifier ñu xool mais en fait ñëwul waa lii ak lii lay foog a dugal mais man je ne comprends pas affaire yoo xam ne ñooy affaire bi dafa war a leer parce que caisse d'avance ak tey li ñuy wax budget mairie moom ak caisse d'avance loolu la warul jéem a séparer lu ñu waxee ñu naan ay da ko doon saraxe da ko doon maye ay dëgër fa dëgër morom bi koy mais waxut ak dof sa budget moo nga am droit maye sa budget sa kii sa social bi bu nga voté ba génn social bi moo droit di maye mais pas ngeen caisse d'avance naa la ko maye teew ko fenn am yoo xam ne dafa yomb quoi dafa yomb xam nga fa nga xam ne dafa yomb mu wax ñu yuuxu fii mu nekk di wax di sos di créer di wax loo neex affaire yi xam nga saa waay affaire xale la ngay jéem a teg ci yoon moo gën mais pas ngay jéem politique bi di ko politiser nga Macky Sall dala bëgg def nii Macky Sall defaloo dara affaire ak affaire procureur Sénégalais nga naan ma am affaire mais pas Macky Sall son excellence xam nga saa waay lu may digal mooy te jéem a leeral lii ñu jëm génn si jàmm moo gën affaire députation yi tant que leeraloo mais lu ma gën loo ngay député lu mun nekkee bu nga politiquee foo bay politique bu nga politiquee fi xale tout pour di jéem a leeral li nga def jéem ko fay ñu xool ko ñooy def nga jëm génn nga jëm xool di jéem a delluwaat sa njaboot mais pas nga bëgg a politiquee ñu say farandoo ku nekk di wax li la sos di la sosal léegi di la gën a dugal
xam nga man tey bon je suis vraiment désolé bon di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla nag mu gën si jàmm xam nga bon di ñaan yàlla nag jëngu jeu mu gën si jàmm fekkee moo def yoon xam nga dal si ko fekkee deful tamit xam ne deful quoi gën si jàmm ak salaam bu dellu si ay kii njabootam tey nag bon fu ñu arrêté politique bi ñuy def di nga politicien moo tax yàlla da leen wan dooleem ci législature bi dafa leer tey xam sax ga ànd ñoom ñëpp ki nekk ci député kan la amul moom rek fa nekk xam mën nga forcé député amul di xam nga c'est que bañ nekkee bañ tey am bañ tey Macky Sall bañ ko moo tax ngeen def yenn son étine ji mais nguur yàllaa ko yor yàllaa koy joxe son excellence yàlla moo ko jox nguur gi tàng nangu leen ko da ngeen sonn mes camarades nguur yàllaa koy jox xool ko leen nam ko joxe ko comme Macky Sall yàllaa ko jox nguur gi nga nangu leen loolu quoi mu gën ci yéen mais bu fekkee da ngeen bañ da ngeen sonn à chaque fois ngeen sonn. waaw bon sama dernier mot di remercier bu baax a baax di remercier bon le coordonnateur wax moo may wàllum SRTV xam nga di moom camarade bi ngay jàkkaar leen gërëm bon en fait leen gën a encouragé xam nga lii dafa nekk entreprise bu ndaw nekk si banlieue bi bon doomu Pikine moom ko te dama lancé appel à monsieur Pape Gorgui Ndong quoi ministre de la jeunesse moom sama xarit xam nga moom maire en plus xam nga di ko lancer appel bi di ko xamal ne bon mu jàppale comme genre jeunes yi nga xam ne dañoo yor entreprise ndaw comme tey sama réew TV tey kooku moom tey xale la ndaw la du dëkk si banlieue bi di nekk tamit doomu Pikine xam nga ngeen ko gëstu di leen jàppale bon di leen remercier di leen wax ni lépp lu mu wax bon ci man la rek bu nekk loo xam ne bon dafa tilim wala dafa am ku mu laal maa lay jégalu mën na jégalu baax a baax bon di lancer appel tamit Sénégalais yi jéem a dem si mutuelle yi quoi mutuelle santé yi nekk si commune yi jéem a gën a adhéré wu gën a avancé jéem a gës ko mooy ne la mutuelle bi quoi yi feebar faju trop fay quoi fii au Sénégal la di remercier son excellence monsieur Macky Sall plus particulièrement à mon maire le maire dynamique le maire de l'émergence monsieur le maire Issakha Diop mën naa ne mon frère moo tout di ko remercier baax a baax parce que bon li muy def Pikine fii bon dafa jéggi dayoo bon di remercier sama xarit tamit monsieur le maire le grand maire monsieur Abdoulaye Timbo mon maire tamit bon de la ville de Pikine di remercier ku nekk sama sant di remercier sama gars yi di remercier cabinet du maire bon grâce tamit un an sama gars yi tey bi seen magasin mu ñëw dinañ jaajëfal ok merci.